asalaamaaleykum mbokk internet yu leeral point net yi nuyu naa leen bu baax a baax di leen ziar di am mbégte ñëwaat ak yéen tey nag ki ma sees si moom mooy Thioro Mbar Ndiaye ngeen gën ko xam Sénégal ñëpp xam nañ ko jaratul ma koy présenté nekk journaliste foofu ca TFM li may tax ñëw ci moom nag tey mooy journée de la femme muy jigéen ju am jom macha allah ñëpp xam ko ñëpp naw ko ci liggéeyam ba tax na balaa ñuy sori dama koy bàyyi mu nuyonte ak askan bi ak ñi koy seetaan. Thioro Mbar Ndiaye laa tudd. Journaliste groupe Futur Média je dirais pas TFM. parce que c'est un groupe boo xamante ni mën nañu nekk fii nekk fee. donc je dirais juste groupe Futur Média. d'accord comme ni ngeen ko déggee mu wax ko nag Thioro ci li may ñëw tey mooy journée de la femme jigéen di loo xam ne yàllaa ko njëkk sargal balaa doomu aadama di ko sargal ñu jël bés nag jagleel ko jigéen ñëpp di leen ko màggal ba tax na yow mii jigéen ban yëg nga am ci loolu ci journée de la femme. balaa may commencer rek da ngeen di ma may. ma sargal ki nga xamante ne bu ñu naan Thioro tey mën naa ni moom moo tax. muy sama waajur bu jigéen. mu làqu te yàggul. di ñaan suñu borom yërëm ko. te àtte ko ci yërmandeem. voilà donc suñ naan Thioro moom moo tax. bu ma sañoon nag day fekkee lépp mais. jaam ak pexem yàlla ak doolam donc dañuy sant yàlla bu baax. di ñaan Serigne Touba soppeem bi. teeru ko comme ni nga ko waxee c'est pas évident. nekk jigéen ci milieu bi ñu nekk. yombul. mais man dama gëm ni góor baax na jigéen baax na. te j'ai été éduquée ainsi. parce que. man pratiquement sama yaay jabootewul góor. macha allah ay doomi jigéen la ëppale. mais ñu yar ñu ba fu góor taxaw rek mën nañ fa taxaw. donc loolu dañ ciy sant sama yaay. ak sama papa bu baax. parce que mënoon na demee neneen. donc bu ñu mënee taxaw fu góor ñi taxaw ne man ñu mën fa taxaw ne man. dañuy sant yàlla. mais pour moi. jigéen tamit ak taxawaay bu mu mën a am. ak lu mu am solo du ko tere am kilifa. donc 8 mars même bu ñu ko jaglelee jigéen ñi. mu nekk lu am solo parce que man dama gëm ni jigéen ñi yàgg nañoo doon jàmbaar. parce que nag fii lu fi baax. jigéen mooy socle bi. parce que société jigéen daf ci war a am taxawaay bu am solo. ndax même góor ñi fi baax ba ñu leen di tudd jigéen ñi ñoo leen di jur. donc taxawaayu jigéen dafa nekk lu nga xamante ne lu am solo la. bu ñu nee Mame Fa Wade Wele. bu ñu nee Soxna Jaara Buso. bu ñu nee Soxna Astu Kan. ñooñu ñëpp jàmbaari lislaam yi nga xamante ne. ñoom la ñuy tiitaroo ku ci nekk jigéen ju am taxawaay bu am solo. moom moo tax ñu mën a tudd ñooñu tey. bu ñu ñëwee tamit ci wàllug aada wala cosaan. bu ñu waxee talaatay ndeer. jigéenu ndeer yi nga xamante ne. taxawaay bu am solo lañu taxawoon. donc man dama jàpp ni que fu góor mën a nekk rek. ba jëriñu ci. jigéen également wax na fa mën a taxaw. ba jëriñu ci donc waruñu yaafuus. waruñu féete ginnaaw. waruñu apaat. waruñu ne jigéen laa parce que jigéen warul nekk signe infériorité. par rapport ak góor ñi. mais nag du tere ñu xam gëdd bi nga xamante ne. moom la góor ñi am parce que ñoom tamit suñu ay ndëgërlaay lañu. ba tax na ñun dañu wax bu baax jàpp ni que lu ñu am taxawaay rek. ñoom ñooy suñu kilifa. Thioro ku dégg say kàddu dafa mel ni yow ku jege woon sa wayjur bu jigéen nga ndax wax nga ci moom def nga ci moom seede bu rafet seede bu daw yaram aussi ba tax na lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi am seeni wayjur ñuy dund ci seen wet ñuy ay jigéen ban message nga leen di wax ñoom jigéen ñoo ñu am seen wayjur ñu nekk seen wet. ma suñu borom laajoon lan la may. je lui dirais juste 1 minute rek pour sama yaay. ak sama yaay. parce que ku ne xam nga ni que yaay dafa sori lool ci doom. dëgg la complicité surtout dañuy naan kuy tagg sa yaay doo juum. donc duma wax ci moom parce que dafay am sax lu muy njuru. mais je suis au moins sûre d'une chose. mooy que yaay bu jàmbaar lañu yàlla joxoon. yaay bu baax lañu yàlla joxoon. te li may wax ku ñu xam rek walla nga xam ko
dañ la ciy jël seede parce que ni mu demee la kenn mënul wax lépp parce que nit ki ku wax léppam sax yaa ko catu donc bëgguma ci sori parce que mon père il est pas loin et il souffre toujours ci perte bu ñu perte sama yaay on n'arrive toujours pas à faire son deuil c'est évident parce que yaay dafa fort donc lu metti la daal mais sant yàlla ñu bàyyi la nga dal tuuti ñu doon eggal massa jigéen ndax jigéen lañuy sargal ay jigéen yu nekk ci biir néegu sëy di dund ay tolof yu doy waar góor yi leen yor di leen teg métit boobu yow lan nga leen di wax en tant que jigéen. naam sëyuma mais dama jàpp ne njàmbaaru góor ñu ngi koy gis ci mu mën a sagal jabaram mën ko suturaal mën ko yéex mën ko toppatoo naka noonu njabootam maintenant beneen problème bi ñu am mooy Sénégal société bi dafa tënk jigéen ñi malheureusement parce que dañ lay façonné ci anam boo xamante ni yow mi nga xamante ni yow yaay dem pour sëyi ku jigéen ki à la limite jaam nga war a doon ci kër gi ngay sëy alors que mën na bañ a demee noonu sama gis-gis la nag je peux me tromper mais man loolu laa gëm boo nee nii ñu ne la muñal ndax say doom say xare la boo fa juree doom jam nañ la nangam ak nangam c'est des mots yu nga xamante ni peut-être on le dit sans s'en rendre compte mais dafay am fu muy tënk jigéen ñi man jàpp naa ni mag ñi lu ñu wax dëgg la te lu ñu wax rek yar lañ ci jublu mais am na mots yu am na baat yoo xamante ni je pense que dañ ko war a contextualiser parce que xëj na buñ ko doon wax avant suñu yaay yi ak suñu maam yi peut-être ñoom amoon nañu góor yi nga xamante ni vraiment mérité woon nañu li tax ñu leen di wax loolu maintenant je dis pas que góor ñi ñu am ni mérité wuñ ko mais quand même am na ci ñoo xamante ni ku gis seen ay soxna doo leen naw ku fekk seen ay soxna ñi ñu dëkkee ak ñi ñu nekkee doo leen naw on fréquente des dames dañuy bokk ci ay groupe ak ay jigéen dañuy nekk ci ay forum ak ay jigéen dañuy waxtaan ak ay jigéen parce que milieu bi moom moo ko laaj mais dañuy gis ni que réellement les dames souffrent ci seen ay foyer te parents yi yenn saa yi aussi dañ ci am part de responsabilité duñu jàppale seen doom yi comme il se doit parce que poids wu société bi mooy peser ci ñun boo divorcé sa yaay dafay am gàcce boo divorcé sa papa dafay am gàcce bu dee sëyu mbokk la ñu ne la bu tasee mbokk gi tas donc tout ça ba pare li ci gën a metti mooy ci ndodd ku jigéen ki rek lañ koy teg ku góor ki moom dara waru ko même boo jotewee ak sa borom kër à la limite bu ñu ñëwee on n'essaye pas de comprendre yow ku jigéen ki sur toute la ligne tu as tort donc yooyu yëpp dafa metti yenn saa yi dina pousser sax jigéen ñi ba ñu am réaction yoo xamante ne waruñu ko woon am yenn saa yi dina pousser nit mu def loo xamante ne bëgg ko woon def parce que nag ku bëgg a dee wequ te mala bi nga yor sax boo ko dee dàq di ko dàq ba naj ko ci mur mënatul dem dafay fippu donc yenn saa yi tamit je pense que day baax góor ñi bàyyi xel un peu ci aspect boobu mais parents yi également jàppale seen doom yi société bi également bàyyi di stigmatiser nit ki am na benn âge sax boo ci tolloo sa yow dama koy dund keneen waaye yow looy xaar waaye yow bàyyil dàqe waaye yow lu tax amoo jëkkër fàtte ne que nit ki du may boppam et puis le mariage c'est pas une fin en soi nit ki il est pas dit que il faut forcément que tu sois marié pour être épanoui moi je dis non parce que jigéen ñi am nañu taxawaay bu am solo ci société bi nit ki jigéen bi mu ngi jëriñu ci liggéeyam mu ngi tekki ci liggéeyam mu ngi am taxawaay bu mu war a am ci société bi bu waree am borom kër dama jàpp ni que dafay bu jotee rek day yomb comme on dit mais malheureusement poids wu société bi dafay peser ci ñun surtout ci jigéen ñi te lu metti la
ba tax na comme ci jigéen lay nekk ba tey gis nañ lu ci mel ni ci village yi amul sax Dakar mais mën nañu ci village yi dañuy jël ay jigéen di leen xarafal muy loo xam ne aussi war nañ ci ñëwaat war nañ ci wax ndax jigéen moomul loolu yow ban kàddu nga am looy génnee ci loolu. Heureusement sax ba fi jamono ji toll ñu ngi gis ni que mu ngi wàññeeku ndànk-ndànk mais sensibilisation du doy parce que tamit am na ay affaires yu nga xamante ni man ku ci nekk quand même damay respecter sa aada ak sa cosaan mais pour man aada ak cosaan dëgg la naam am na mais jamono dafay dox comme je disais tantôt kàddu yi ni ñu ko war a contextualiser yenn jëf yi tamit noonu la ñu war a fexee méngale ko ak jamono n'empêche comme j'ai dit tantôt ku ci nekk lii sa ngëm-ngëm dama ko respecté parce que nit ki boo xeebee ngëm-ngëmam baa nga xeebal ko sëriñam wala yu ni mel mu xeeb la te j'ai pas envie vraiment ñu xeeb ma mais lu ci nekk rek ku ci nekk da nga koy natt ci yow parce que am na ñoo xamante ne bugguñu ko mais dañ leen di forcer pour defal leen ko donc yooyu noonu yëpp ay affaire la yu nga xamante ne jamono dox na dox bu nga xamante ne pour man toll nañ foo xamante ne ni que dafa am ay jëf yu bari yoo xam ne encore une fois société bi ni mu bindoo moo ñu tënk pour man ay jëf yu bari yoo xamante ne war na mën changer war na mën changer bu ñu demee ba mënaguñ ko éradiquer carrément au moins mu wàññeeku bu baax et jàpp naa ne mu ngi ci tànk wàññeeku parce que woykat yi ñu ngi koy woy ñeneen ak ñeneen pas plus tard que ce matin rek ci RFM maa ngi dégg benn artiste boo xamante ne albumam titre bi ci gën a far ça porte sur ça parce que moom daf ko dund mu naqari ko ñu def ko tamit ses enfants à son insu donc mu mel ni encore une fois dafay revenir un peu ci tënk bu ñu société bi tënk ba tey ci kàddu boobu laay des lu ci mel ni mariage précoce gis nañ ko lu mel ni Fuuta bari na fa trop ay xale am 12 ans ñu leen may ñoo xam ne mën nañ leen jur te jigéen aussi nekk na loo xam ne balaa nga koy maye war nga koo tàggat defar ko bàyyi ko ba mu toll ci âge bi bàyyi ko mu jàng mais gis nañ ci yenn régions yi dañuy xool xale yu ndaw may leen borom kër aussi est-ce que tamit sa gis ki jàpp nga ne loolu war na mën a nekk. man sama ngëm-ngëm mooy place xale ci jàng lañ ko war a def moo xam école lay jàng moo xam daara lay jàng man loolu sama ngëm-ngëm la parce que peut-être que j'ai été éduquée ainsi man loolu laa gëm loolu laa yaakaar loolu laa jàpp encore une fois ku ci nekk li sa aada dama koy respecter mais jàpp naa ni vraiment y a un âge pour le mariage parce que ñun dañu dem ba à la limite dañu banaliser le mariage et le mariage c'est au-delà de tout ce que l'on pense du coup ku amul maturité pour man mënuloo sëy dëgg la parce que sëy dépassé na diw mooy madame diw moo jur diw c'est au-delà de tout ça xale bi am 12 ans nga may ko jëkkër tout en sachant que jëkkër le mariage c'est des hauts et des bas sa jëkkër day toll ci jamono boo xamante ni day soxla réconfort day soxla ku ko wéttali day soxla ko mu waxtaanal bu amee problème day soxla ku ko dolli xale bu am 12 ans mënu ko xale bu am 13 ans mënu ko même si âge définirul maturité mais vraiment xale bu am 11 ans xale bu am 12 ans xale bu am 13 ans tollul ci sëy maintenant comme je dis ku nekk tamit da ngay respecter aadawam ak cosaanam mais pour man yooyu yëpp tamit ay mbir la yu nga xamante ne buñ ci toogee waxtaan ci def ku nekk am ci taxawaay bi nga xamante ne moom nga war a am ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a nekk autour du sujet waxtaanee ko mu ngi wàññeeku mais gëm naa ni que dina gën a wàññeeku parce que tamit jàpp naa ni li muy jur ci loraange moo ëpp li muy defar. d'accord ba tey nii ci wàllu jigéen gis nañ jigéen ñaa ngi ca marché ba jigéen ñaa ngi ci kër yi jigéen ñaa ngi ci bureau yi jigéen ñaa ngi ci géej gi jigéen ñaa ngi fépp ban message ngay lancer jigéen ñooñu nga xam ne tooguñu benn yoon ñoo ngi daw suba ak ngoon ngir seen njaboot. elles sont très braves jigéen ñi parce que amul benn métier boo xamante ne ni que léegi góor mi ngi koy def te jigéen defu ko loolu constat bu jiitu la beneen constat bi mooy jigéen ñi ñu ngi teel a xëy ñu ngi yéexaw ñu ngi guddee wàcc parce que jàpp nañ ni que jamono ji moo toll foofu te këru léegi benn loxo rek mënatu ko yor te jigéen ñi tooguñu xaar dara ci seen ay borom kër c'est-à-dire ñi ci ëpp
ñi ngi bokk natt ñi ngi yéeg ñu ngi wàcc ñu ngi daw ñu ngi daanu parce que dañu bëgg jàppale seen borom kër. parce que jàpp nañ ni que à la limite benn nit mënul matale lépp. te famille ñun ni ñuy dundee Sénégal macha allah on a des familles yoo xam ne dañu élargi. donc lépp bu bëggee reposer ci benn nit rek dafay xaw a metti. donc jigéen ñi ay jàmbaar lañ boo demee port da nga leen fay fekk. 4 heures du matin da ngay dajeeg jigéen ñi ñu ngi xëy ñu ngi dem liggéeyi. boo demee ci géej gi jigéen ñaa ngi fa. ba fépp foo xamante ne yaakaaroo ko. da ngay fekk jigéen ñi ñu ngi koy ñàkkante ci taxi yi. ba léegi même ak bus Dakar dem dikk yi dañuy gis ni que am nañu ay jigéen yoo xamante ne ñu ngi koy dawal. ak yeneen donc man vraiment dama leen di tirer sama chapeau. parce que c'est pas évident. à la base jàppoon nañ ni que jigéen place am rek ci kër gi la nekk. jëkkër ji bu xëyee dem. moom mu toog ci kër gi des ak njaboot gi. mais léegi jamono dox na ba bu góor ñi xëyee. jigéen ñi xëy xëj na am na ay avantages. mën na am tamit am na ay inconvénients. mais li ci am solo daal mooy li ñu ci jublu bokk pour la plupart. mooy jàppale seen borom kër. donc dañuy ñaan rek lépp lu nga xamante ne moom lañu ci bëgg ci ngëneel. suñu borom defal leen ko ci ndax man dama jàpp ni que defar rek moo tax jigéen ñooñu ñëpp di sonn.